باي فاليا فيلم لا إله إلا الله فال لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di nuyu Sénégal gi yëpp di jiital ci nuyoo bi sunu buntu sëñ Sidi Mokhtar Mbacke ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko ziyaare di kontaan ci moom ci ñaan yi nga xamante ni ñëw na ba fii ci Ndakaaru ñu tàllal suñu loxo yi mu defal ñu ci ay ñaan ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax di ko sant bu baax a baax ci ñaan yi nga xamante ni moom la ñu defal te gis nañ ko bu baax a baax di ci tegit sunu buntu comme niñ ko yàgg waxee kër sëriñ Modou Abdoulahi Fall Ndar ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall di santaat sëñ Cheikh Bintou Fall ak rakkam yëpp tey jii nag ñu dellu siwaat fii ci seen émission médecine africaine waaye ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo ñu gën a tax a jóg muy góor ñi rawatina mag ñi ndax ñu bëri dañuy faral di wax mais mag ñi dañ leen di faral sax mën naa ni di xaw a fàtte te warul ndax mag ñi itam dañu nekk ay mag dem ba liggéeyal askan bi nekk fi ba retraité waaye dafa am feebar yi xamante ni daf leen di faral di dal kon nag góor yi nga xamante ni en général bu ñu xasee dépassé 40 ans rek jëm 45 ans 50 ans ba 55 ans feebar bi ñuy wax prostate daf leen di xaw a jege te prostate itam ni ñu ko mën a waxee cër la bi nga xamante ni mi ci biir doomu aadama yi comme ni ñu mënee wax bët comme ni ñu mënee wax bakkan comme ni ñu mënee wax gémmiñ waaye cër la bi nga xamante ni dafay féetee suuf doomu aadama ci góor gi ci bas ventre bi foofu jëm ci nëq bi dafa am benn cër bu ñuy wax prostate boobu nag dafa nekk feebar bi nga xamante ni nee naa leen góor ñi lay faral di dal ci âge yooyu ma lim sànq buñ ko xawee jege rek daf leen di dal li ma ci njëkk wax rek mooy bépp góor lu mën a nekk la ci yow mu mën laa dal à âge boo mënti am waaye nag góor gu nekk war nga moytu lu ñuy wax lipide lu niin de trop surtout li nga xamante ni mooy dëwlin li nga xamante ni mooy mayonnaise li nga xamante ni mooy beurre ak lépp li nga xamante ni mooy yu ni mel yi nga xamante ni day joxe cholestérol ba ci yenn ci ay fromage kon nag li nga xamante ni moom la ñu mën a wax dëgg góor ñi sama mbokku góor ñi nga xamante ni yàgg nañu sax di jàmbat ci tëleeg ci ngóoraak ci wàllu dooleeg wàllu sëyeeg yu ni mel prostate dafa bokk ci li xamante ni dafay jur impuissance xeetu impuissance yooyu te en général dafa lëkkaloo te feebar bu metti la ndax góor gi nga xamante ni tey jii nga nekk waxambaane nekk kilifa nekk muskallaf gu mag a mag a mag a mag macha allah di dem ci jàkka di julli ñu defal la sonde defal la benn mbuus nga ci tuur ndox nekk na lu metti kon nag ki nga xamante ni moom laay wax rek saa su ne nañu bàyyi xel di seeti docteurs yi di seeti médecins yi ñu leen di defal ñuy contrôler seen ay PSA ñuy xool PSA bi fu mu toll bu ñu defee genre échographie urinaire yu ni mel bu ñu amee problème mu urologique ak bu mu ci mënti doon ñoom bu ñu defee contrôler PSA bi dinañu mën a xam dayoo prostate bi fan la toll ndax am na anomalie wala normal na wala am na gonflement wala genre yu ni mel ci bu boobaa dinañu mën a xam kii lan moo ko mën a dal ñu mën ko ci jàppale may ko ci ay traitement ba prostate boobu macha allahu rabbi gàllankoor googu mu amoon mu yàlla mu daal di daj ba tey nag am na góor ñi feebar bu leen di faral di dal bu xaw ni rek prostate muy hernie itam dafa bari ay façon hernie dafa bari façon dafa am hernie aiguë hiatale hernie discale dafa bari ay façon hernie yi xam te itam day faral di dal góor ñi hernie nag bu ñu ko déggee itam ba tey dafa xaw niroo ak prostate bokkul sax nag bokkul mais en général ay feebar la ñu xam te ne dafay faral di dal góor te dañuy xaw niroo parce que déchirure lay nekk yi xam te ni dafay génn mu nekk yi xam te ni daal dafay dem ba laaj ay intervention chirurgicale ci kàttanu suñu borom am na ci ni nga xamante ni ñun buñ ko ci xoolee ba gis këyit bi nga xamante ni en général sax ñun ñi ëpp ci ñuy ñëw ci ñun mooy ñi xam te ni dañoo fajoo ba ci hôpital yi ba sonn te yàlla def na amuñu résultat ñun de en général cas yu mel noonu sax moo gën a bari ci suñuy cas surtout ci wàllu prostate bi hernie yooyu
waaye nag li ñu mën wax rek tur yàlla dafa féete kaw lépp te ci tur yàlla la ñuy liggéey muy alxuraan karim mbóot bi ci alxuraan la ñu jël boole ko xam-xam bi ñu yàlla may ci feebar yooyu ñu wax muy ay prostate ak ay hernie genre yu ñu mel ci kàttanu suñu borom am nañ ci yaakaar am nañ ci ay pexe am nañ ci ay solution may la ci ay traitement may la ci ay garab yi nga xamante ni soo ko jëlee sa prostate boobu nga xamante ni moom ngay jàmbat wala suñu wayjur yi suñu papa yi suñu maam yi di leen dal te wax dëgg yàlla muy metti lool bu ñu tuur ndox day metti am na ci nga xamante ni seen tuur ndox dafa metti trop am ñoo xamante ni du ñu sax tuur ndox duñ ko mën am ñoo xamante ni fu ñu ko sentiree ci saasa fa ñu taxaw la ñu taxaw ndox mi di mën a génn du ñu mën a génn du ñu mën a dem du ñu mën a dikk te loolu dafa nekk lu doy waar am ñoo xamante ni tuur ndox bi dafa jafe guddi gi dañuy jóg ay ñeenti yoon juróomi yoon te képp ki xamante ni nga nekk jeune tuur ndox bu bare boobu di la dal liñ lay njëkk wax mooy na nga dem seeti aji docteur bi mu xoolal la amuñu ci benn complexe ndax ñun on travaille avec les médecins en partenariat amuñ ci benn complexe ñun dañuy faj docteur bi di faj mais yàlla rek mooy kiy wéral kii wér moom yàlla moo ko yor kon nag ñun li ñuy wax mooy ñun dañuy liggéey ak ñoom am na lu leen yàlla may bu baax te ñoom it xam nañu ni médecine africaine it am na lu ko yàlla may bu wér te wóor li ñu mën a wax ci kàttanu suñu borom boo indee sa këyit ñu xool bu fekkee da nga am diabète ñu xam ne li ngay saw dafa bare suukara moo ko tax ñu jàppale la loolu mu daal dee dañ bu dee prostate de itim kazalika ñu xefee rek nu ñu la jàppale may la ci ay garab defal la ci ay traitement am na garab yooyu ko mën a jël te amul benn effet secondaire parce que ñun du ñu liggéey ci toxique du ñu liggéey ci chimique surtout mag ñi nga xamante ni yii dal na leen jàppale leen ba incha allahu rabbi seen prostate mën a calmé wu ñu am sécurité ñu mën a dem toppaat seen ay yeneen activité parce que nekk mag rek doy na feebar nekk mag ba pare jafe-jafe yooyu ci tuur ndox doo mën a génn foo génn ndox mi di ngay tuur ndox bu dul jeex booy saw ngay am jafe-jafe ngay am ay brûlure ci sa tuurukaayu ndox ci sa kàtta ci sa sëyeeg yu ni mel wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar ba képp ku mu dal yàlla dimbale la ñu fajal la ko ba mooy indi ay yi nga xam te ni mooy conséquence ay ci wàllu ay problème urologique yi nga xam te ni gën na sévère noonu bay jur yeneen ak yeneen ak yeneen bay jur sax cancer du prostate kon nag yàlla nañ ci yàlla musal mara day taal yàlla bu mu dal kenn te ñoo ngi koy ñaan yàlla bu mu dal kenn te yéenewuñu ko kenn macha allah sax ñun duñu faj cancer ñaanuñu yàlla sax egg foofu ku egg foofu sax ñaanuñu yàlla gis la wax dëgg yàlla duñu faj cancer du prostate mais quand même lu ñu mën wax mooy prostate bi nga xamante ni daal c'est un début prostate ci kàttanu suñu borom mën nañ la si jàppale ba loolu mën a dañ kon nag dañuy wax li ñu mën ak li nga xamante ni mënuñu ko am na ci li nga xamante ni suñu doole eggu fa suñu mën-mën eggu fa suñu xam-xam eggu fa ñoo ngi ñaanal Sénégal gépp di ñaanal yàlla ñëpp am jàmm yàlla def xéewal def jàmm ci dëkk bi defal ko askanu Sénégal gépp te yàlla def képp ki nga xamante ni yaa ngi doon seetaan émission bi te am jàngoro ak bu mu ci mënti doon fi nga toog di ko seetaan yàlla na ko yàlla wéral ak aajo boo mënti amit yàlla na ko yàlla jëlal boppam ci baaxu yàlla ci maagu yenente bi ak ci aminu Serigne Touba ak ci doole Maam Cheikh Fall jërë ngeen jëf barki Serigne Touba barki Cheikh Ibra jërë ngeen jëf ba beneen ma ngay riiroo baay faale fay la meew laa ilaaha illallah